tribunal départemental ba waaye ñoom nanguwuñoo ànd ca boobule dogalu àtte mais li bàyyi ko ci urne yi boo sàggane kon daañu ko yóbbu ci kanamu yoon ndax la fa tukkee ci département bu Pikine mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo leen gagné dinañ ci dellu sat faram fàcce ko laataa ñu ñëw ci sport bi ñuy ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kay Mantoulaye ci bu ndoy faram fàcce gi ak Mame Mbaye Ndiaye. kon nag Yacine. waaw maa ngi wàcc. waaw àndaale ci kii bi. ndekki banquette bi waaw d'accord. waaw boo ñëwee àndaale ci. d'accord ma jóobeen bi dina ko yittewoo lool nag. ayca waxtaan bi dañu koy door ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré door ko waaw xëy na El Hadj dafa bëggoon tontu. am na lu mu bëggoon wax waaw. c'est que démb dama ko fekk mu tiim bool boo xam ne non non comment dama ko jàpp démb ci war na oto bi boo leen bëggee ma génn leen ko après ay ca élèves yi nga xam ne ñoo nekk sa Fulaadu ñoom nag démb dañu wàcce woon ci mbedd ma doxum ñaxtu lañ doon amal ci alxames ji la ñu bëgg moo di syndicat jàngalekat yi grève bi ñu nekk na dakk ndax nag boo seetee ba ca biir ñoom ñoo cay loru léegi école tëj ñu war a dem cay examen te boobaa nag kenn du leen ko baal Mariama Konté yor seen kàddu ñu teelu ko Papa Kajali Badji. waaw suñu jàng dañ kaa perturbé ngir perturbation yi mooy grève yi ak débrayage yi ñoo ngi wax président de la république mu dimbali ñu ci situation bi mu xool lan la ci mën mu def ci ay pexeem ba situation bi changé. devoir yi bëriwuñu te am na ay classes yoo xamante ni defaguñu devoir te examen bi ñun ñëpp xam nañ examen bi duñ ko repousser ngir defuñu devoir wala ngir quantum horaire bi daa tuuti. ñoo ngi wax suñuy waajur ñu mën a dimbale ak syndicat yi ñu mën a arrêter grève yi ak débrayage yi ndax suñu situation bi moom c'est très critique situation bi daa critique trop sax te ñun xam nañu ñun ñooy ëllëg kii bi ñun ñooy ëllëg pays bi dañu war a former ba pare après ñu mën a def dara ci pays bi. mu ngoog grève jàngalekat yi la ñuy desandi ndax xam ngeen ne kon ndongo yi gox yi yu ca bari wàcc nañu doon ñaxtu nee na màjjaaluñu seen ak seen yelleef la ñuy laaj moo di dellu sa classe ya kon nag ëllëg lu ci manti am bie boo ñu xam ne kon ñoom ñoo cay loru jàngalekat yi ñoom it la ñuy laaj moo di seen nekkin gu jàppandi ak taxaw seetlu bu Léopold Tamba lañ ci yàndal. gone yi ci l'école bi seenub ñaxtu moo ngay gën a tar daanaka ci ndakaaru ak gox-goxaan ya ñoo ngi xamle seenub ñàkkaa jàng ndax ñii di seeni maître ak i professeur dañoo dëkkee di grève ñàkkut laaj toftalu ci ngir xam li waral lu ni mel lépp moo ngay bàyyeekoo ci diggé gi dox ci diggante nguur gi ak mbootaayu jàngalekat yi ñooma jàngalekat yi di laaj nguur gi mu wàccoo ak diggé gi moo di mu yokk seenub indemnité li ci mim réew daw na yaram ndax bu tuutànke yi demee bay wane ni jàng moo leen yitteel ci jamono ji muy jàngalekat ak ñi fari ci nguur gi seenub yaram war naa daw yërëm tuutànke yi nguur gi ci boppam war naa wàccoo ak digéem mooy lu wolof njaay di naan dige bor la ay gi ñaari tuutànke nag ñàkk nañ ci seeni bakkan moo ni day ci tiis wi laaj na ñaari pàcc yi ñu yëgu ba lépp jemb grève ko jàngalekat yi ndongo yi nee nañ dañu bëgg a jàng ji loolu la ñu sàkkuwee laaj. bu ñu continuer nii de solution dina am moom te démb dafa am benn point bu am solo bu Mouhamadou Moustapha Diagne wax ci la ñu bëgg a interpeller jàngalekat yi quand même ci grève bi. parce que nee na lu jëm ci wàllu yokkal leen ñoom ci seeni ay salaire comme ni ñu ko dëxëñee ci seen terme technique yooyu am na ci wàllu. anam gi ñuy séddalee rémunération yi donc ci la ñu jubboowul pratiquement bon loolu itam jàngalekat yi war nañ ko préciser que xëy na bu nekkoon temps de jàmbat wala nangami accord yii moom nguur gi wàccuwante na ak moom yii la ñu wàccuwantewul c'est-à-dire précision yi daf ci am solo alors que rare nañu koy dégg ci jàngalekat yi mais benn boobu ci des nag aussi ëpp naa xeeb. parce que dañ ci bu ci ay nit yëgee wati tax genn wet wala parloo ci anam gi ñuy séddalee ci wàllu payoor bu fekkee dañuy tenir compte ci wàllu diplôme wala tolluwaay wàllu expérience itam ci nguur gi la des mu sàmmante loolu mais loolu dafay concerner maam ay ministères yu bëree bëri nag dootul nekk rek ministère de l'éducation nationale kon ñi doon wax naan premier ministre lu mënta ñàkk la effectivement dañuy am raison parce que dina am moom mën a dajale ministère yi mu concerné yépp ñu amal jotaay waxtaan mais lu ci mën di am
benn responsabilité rek la am benn responsable muy gouvernement bu Sénégal bi nga xam ni bu jotaay waxtaan dee am moom moo ko war a sabab moo ko war a woote mooy woo jàngalekat yi moo leen di wax li mu man ñu jéem a trouver solution mais ku mu ci doon ci ñoom ñaar itam na nga am ci boolu benn responsabilité benn gouvernement bi la mais dafa am yeneen ñaari responsabilité yu ñu bokk muy jàngalekat bi nga xam ni ñi ëpp ci ñoom bu ñu jàngale jiwul ci école publique bi ñu ngi jàngale ci école privée ci ñoom itam bari na ci ñoo xam ni am nañu ay école amin boo xam ni de façon particulière la kenn ko am école am wala benn groupe de copains bu créer école privée yooyu yëpp it nag ci jàppandalu nguur gi la ñoom itam dañu leen di laaj en retour lan mooy contribution bi ñuy def pour ñoom jël seeni responsabilité sauver école publique bi sauver année scolaire bi parce que nag am réew lépp a ngi ci loxoy nguur gi certes mais bu amee pëcc xoyit nag teew nga am ci part de responsabilité te ngay doon kii tabax askan wi wala ndaw yi gàddu réew mi ëllëg yow tam war nga génn yow wax li nga xam moo ci say responsabilité mais indi ay solution propose ay solution parce que jàngalekat maam li ñuy xaar ci moom du toujours ñaxtu parce que xam-xamam ëpp na loolu parce que moom mooy tabax société moom mooy tabax avenir ëllëg donc ci biir ñaxtu bi war na am aussi ay propositions yu mu def war na am taxawaay bu mu taxaw ci wàllu leeral war na am taxawaay bu mu taxaw ci def ay propositions ngir ñu sauver situation bi nga xam ne ci la njàng bu Sénégal toll. parce que la caxte gi nekk ci nguuru Afrique moom ñëpp xam nañu ko ñàkk fonk kàddu gi nekk ci nguuru Afrique moom ñëpp xam nañu ko ñàkk nawloo protocole d'accord ci nguuru Afrique moom ñëpp xam nañu ko donc itam. yow boo ci amee benn part de responsabilité te askan woowu am lu mu la lebal boo ubbee école parents d'élèves initié ni ay doom bu dee école privée accompagner la àndandoo ak yow ba ëllëg mu mujj di école nekk école bu mag yow tam delloo leen ñoom li ñu la lebal fexee sauver école publique bi parce que ñépp mënuñoo dem privé mais situation fi mu nekk nii mu ngi ci loxoy ndongo yi de. ndongo yi ni ñu commencé nii bu ñu ko dakkalul solution dina am de parce que ñoom ñooy victime bi. te victime bi moo mën a yuuxu parce que moom moo xam fay metti. moo xam fay metti Birahim mu mel ni kon gouvernement bi ñu war a taxawal bees bokk na ci dossier yu mu war a njëkk a saytu mooy wàllum njàng mi. waaw non seulement mooy dossier bi mu war a njëkk a saytu mais mooy dossier bi mu war a gën a gaaw a saytu sax pour sortir de cette situation bi nga xam ne moom moo fi nekk. Mambé est-ce que xam nga dans certains pays dem nañu ba nu ñu privatiser santé. noonu lañ dem ba privatiser li di nga xam ne moom mooy éducation malheureusement Sénégal wala yenn réew yi Afrique yi àgguñu tollooguñu ci fi ñuy privatiser li nga xam ne moom mooy éducation ak enseignement ndax tey Mansour wax na ko am na yenn ci ay kër ñoo xamee ni ñoom mën nañ jël seen njaboot yóbbu leen ci école privée mais ñiy jàngale ci école privée yooyu mooy ñi dem grève yi ci école publique yi mais Sénégal dañu ne on a mis 40% du budget ci li nga xam ne moom mooy éducation ci bu ñu koy voté Assemblée nationale dañu naan 40% budget bi mu ngi ci éducation ci boobu le budget am na ci résorber les abris provisoires am na ci tabax ay écoles yu bees am na ci yokk ci yenn bërëb ay lycée wala enseignement lu jëm ci wàllug jàng ak jàngale ci yenn ci ay bërëb mais au-delà des infrastructures yi nga xam ne da nga koy teg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay enseignants yi ngay recruter ñu lay wax gap bi nga xam ne moom moo am actuellement ci wàllug recruter enseignants mais élèves yi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bénéficier wu ci enseignement yooyu ñooñu ñoom ñoo nekk ci ay difficultés aujourd'hui lan mooy indi difficulté bi mooy la responsabilité partagée Mansour le disait tout à l'heure entre le gouvernant mi nga xam ne mooy ministère de l'éducation nationale bu dee ci daara yu kaw yooyu ñu ne la ministère bi nga xam ne moom lañu leen dénk muy ministère bi yore wàllu finance ak budget muy gouvernement bi ci boppam waaye beneen responsabilité bi mooy les syndicats d'enseignants ndax ngay laaj dara nga am sa plateforme revendicative ñu ne la ci plateforme bi y a 18 points nga am ci acquis ci 16 points yi wala ci 15 points yi mais nga lawaay du wéeral li ni gànnaay yi lu ñu koy waxee en attendant d'avoir peut-être plus parce que bépp revendication bu syndicaliste def c'est légitime am na lu tax mu revendiquer ko c'est surtout pour seen nekkin mais pendant que yaa ngi def di revendiquer di gàllankoor jàng beeg jàngale bi les principaux ou les premiers qui vont pâtir de la situation mooy les ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi ci ndongo yi ci yenn ci ay école COSYDEP ñi nga xam ne moom mooy yore wàllu fexe ba saytu ba ñëpp mën a am njàng ci wàllu qualité waa PACE waa
yenn ci ay association de parents d'élèves ku ci nekk yëkkati nga kàddu ku ci nekk tamit indi nga ay début de solution pour seet nan la ñuy def ba wàllu jàng ak jàngale mën a doon lu baax fii ci réewum Sénégal tous nos dirigeants ñi ci ëpp chaque jour lan lañ lay wax j'ai fait l'école publique ba ci président de la République lu mu lay wax ne la ci public laa jàngee ci université Sénégal laa jàngee c'est-à-dire ci conditions yi ma jàngee tey conditions yi nga jàngee woon ci yooyu la jamono warul nekk les mêmes conditions ci suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci ay école wala ñu nekk ci université fexeel dugal leen ci situation yoo xam ne wala conditions yoo xam ne ni la ngay waxtaan ak syndicat bi mooy d'abord na leer lii laa la mën a defal lii mënuma ko mu doon un langage de vérité quotidien au syndicat d'enseignants muy ci fànn bu mu mën a doon syndicat d'enseignants yi tamit il faut qu'il sache raison garder fii laa mën a yem fii la ma gouvernement mën a yemloo naa xool beneen lutte bu ma mën a lutter waaye bu ma gàllankoor également les enseignants les élèves parce que tey ñaxtu yi bari na bu ñuy dem bay gazer ay élèves parce que lan la ñu bëgg ay jamono élèves ñoo daan bëgguma jàng léegi élèves yi ñoo naan dañoo bëgg suñuy enseignants ñëw jàngal ñu parce que at yi du ñu xaar dañoo bëgg ay ambition te at yi du leen xaar effectivement. loolu leer na leneen la ñuy waxtaanee foofee sa diwaanu Ziguinchor moo di opérateur privé yi nga xam ne sa kër la ñu jëm ci mbirum gerte gi mer ba futt la ñu def jëmale ko ci autorités yi nga xam ne nee nañu dañu bëgg a liquider usine ba nekk foofee sa diwaanu Ziguinchor ñaari ay bés ngi ñu dakkal li nga xam ne mooy collecte bu gerte gi ndax nag sàkku ci Sonacos ak nguurug Sénégal ñu xoolaat bu baax njëgal kilogramme gerte gi Abdourahmane Diallo moo tee woon seen janox taskatu xibaar yi. depuis ñaari semaine ci ginnaaw la ñu taxawal seeni liggéey. nag ñuy wax ne ñun mënuñu jënd kilo gerte 250 ñëw di ko libéré usine Ziguinchor 276. baykat yi nu ñuy def kii bi amul benn opérateur boo xam ne di nga jëndee ji fukk ñëw jaayee juróom-ñett amul. li waral li ni mel opérateur privé stockeur ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci diwaanu Casamance mere nañu bu futt Sonacos ak état bu Sénégal. non depuis jour bi ngeen fi ñëwee ba léegi tey jii gerte gi nekk di wàcc fii El Hadji Mamadou Bari moo ko fi indi oto mi dañ fi yàgg taxaw parce que bi mu chargé ñëw fekk prix bi daanu nee na munul jaay ci loolu dem na ba nga xam ne nag nee na comme xamu solution amul nañ ko wàcceel otoom yi moom mu dem gaare ay otoom bàyyi jënd gerte. loolu moo tax ngeen gis fii oto yi taxaw fii waaye depuis le 18 ba la léegi ba bisu tey bii oto gerte wàccul ci usine bi. opérateur yi di soupçonné autorité yi nii dañoo bëgg a liquider li nga xamante ne moo di usine bu Ziguinchor. dañoo bëgg a rey usine Ziguinchor rey baykat yi ak opérateur yépp ak transporteurs yi. ak ouvrier yi. parce que ouvrier yi ñu ngi ci doon gis seen bopp. ci kanam taskatu xibaar yi ñoom ñooñee di interpeller président de la république Macky Sall. dañ bëgg a lancer appel président Macky Sall ndax lii yëg na ko parce que ministère d' agriculture moom yëg na ko xam na lan moo xew parce que moom def na tournée ci àll bi ne gerte gi kenn wàññiwu ko bu ko kenn jaay moins de 250. te man yaakaar naa lii rolam su fekkente ne lii am na moom moo ci war a taxaw. wax Fada ne ko li nga doon jëndee na nga ci continuer. opérateur privé stockeur yu filière arachidière bu Ziguinchor fas yéene wu ñu banque seen loxo ci seen xeex bile ñoom lu ñu bëgg jamono ji mooy ab réaction bu gaaw lool bu autorité yi. jëndee fukk jaay juróom opérateur privé yi nga xam ne ñoo yëngu ci mbirum gerte gi nee nañ loolee mënta wëy. seen piège maam képp koo xam ne bokkoon nga ci piège bi ñu tendre baykat yi. ngir ñu souffrir ak seen gerte gi ñu récolté ci àll bi mënuma am ci yow yërmande te ñoom ñëpp a bokkoon ci coût bi xam nga nguur gi dafa saxal kilo gerte 250 ñoom opérateur stockeur privé yi am beneen njëg goo xam ne moom la ñu war a jaayee Sonacos. ñu bëri ci ñoom ànd ñu ci 250 bi mais manifesté wuñu ko mais baykat bi di nekk ci àll bi dafa bay gisul kenn ku mu jaay maanaam dañoo complot baykat bi. am na ay benn borom barke Birahim Touré am magasin jënd gerteem ci baykat bi mbàpp muy kilo 200 baykat bi xeeboon 250 il est obligé mu jaay gerteem kilo 200 te ñoom ci OP sax am na ñu doon yolleeku di jënd loolu. moins de 250 mais ñooy perte. mais boobu ñu doon def loolu ñu doon jaay Sonacos noonu mooy benn yi amoon sañ-sañu jënd dimbali baykat bi jënd gerteem.
Sonacos ñëw di jëndaat parce que xam na ni stockeur privé yii nii jënduñu woon jamono jooju ñoom ñoo tànn baykat yi piège ba tax njëg gi daanu léegi nag moo tax it comme Sonacos xam na ni ñi ëpp ci ñoom jënduñu prix normal bi état bi saxal mënu leen a fay lu ëpp 176 francs parce que bu ñu fàtte ni Sonacos nguur la dafay am ay information dafay xam li xew yëg na piège bi ñu tànn baykat yi Sonacos jënd na sax gerte ci àll bi ren am na ñu muy woo directement pour ñu ñëw jaay ko gerte parce que da doon sax contre ren Sonacos moo gën fuuf opérateur privé yi ci baykat yi yëg na souffrance baykat yi da doon sax moom yollee ko man gis naa ñu woo pour jënd seeni ay gerte ñoo xam ne ay éléments wu Sonacos lañ ndax gis na ni baykat yi di souffrir ci àll bi am nay jamono marché Kër Madiabel umpul kenn partage nañ ko partout ci réseaux sociaux yi baykat yi di jaayee mooy de 200 francs sax jaay nañ ko gerte parce que baykat bi amul xaalis bu mu denc dund ci suba ak ginnaaw suba comme mi ngay getteem lu mu gis daf koy jaay pour mën a jënd dund mën a inscrire doomam école mais kan moo nekk comploteur ci wàllu boobu ñoom école privé yii nii di kaas bu fekkoon teel la ñoo jënd gerte baykat yi ci kilo 250 gi nguur gi saxaloon Sonacos ñimewul bañ a jënd di dox seen diggante xam nga dafa am contrat bu leen di boole ñoom ak Sonacos dafa am njëg goo xam ne sañu koo wàññi ci ki nga xam mooy opérateur secteur privé bi nga xam ni moom mooy jënd gerte gi ci baykat bi loolu état moo koy saxal na moo tax Sonacos loo tax mu yab leen ni du ma jëndee lu ëpp 276 francs parce que am nay information yu leer dama ni ren képp koo xam ne yaa ngi nekk ci biir gerte lépp loolu Sonacos def doo ko fi jooyee boo ko jooyee dinaa dugg sa caaya parce que ñoom ñëpp ay complot dañoo complot woon contre baykat bi nekkoon ci naaj bi nga xam ne xeeboon na 250 ñu pousse ko ba mu jaayee 200 ñoom ñëpp kenn amul ci yërmande ci baykat ñoom ñëpp a yam ku ci am xaalis parce que ni ñu tëgee dil bi mooy ñun mën nañoo toog 3 mois bu liggéeyul du am problème mais baykat bi amul pexe 250 bi muy xeeb bu ngeen toogee fi ngeen toog daañu leen ko jaay sax mooy de 200 effectivement loolu la ñu xalaatoon mais calculer wuñu ni xamuñu crime du parfait mukk xalaatuñu woon ni après bu Sonacos yëgee loolu dootuñu mën a jaay Sonacos li yoon wax ni Sonacos na jëndee loolu ci ñoom ak baykat yi leen jàpp kenn du leen kaasale ñuy kaas. Birame, est-ce que mën nañu wax ne les responsabilités sont partagées. mais il y a beaucoup de responsabilités mais dafa am benn fait boo xam ne. pense fan yee mu ngi koy wax mooy le rendement bi ren demeewul noonu et c'est pas seulement ci gerte. rare mooy ñii di baykat yi nga xamee ne la ñu amoon daaw jéeg ci wàllu tonnage ci gerte am nañ ko ren lu ko indi woon mooy déjà lii di intrant yi ñu leen joxoon muy nu ñu koy weeti jiw bi ñu leen joxoon demeewul woon noonu ren ba nga xamee ni ko doon def 100 tonnes ren da nga def peut-être ay 50 tonnes wala moins ça veut dire donc ñoom déjà ñu ngi woon ci jafe-jafe pour mën a am rares sont les agriculteurs baykat yi nga xam ne mbokku Mansour yi la ñu am ren am nañ ko li ñu am daaw am nañ ko ren déjà loolu muy premier gàllankoor lu indi beneen jafe-jafe bi mooy ils étaient obligés ñenn ñi ñu mbapat tout simplement parce que dañu nekkoon ci ay situation yoo xam ne financière économique yoo xam ne mënuñu ci woon a génn maintenant nag dañoo toll ci jamono joo xam ne à travers le monde li ñuy woowee ay spéculation ci lu jëm ci wàllu mbay nit ñi dañuy soppeeku gerte dafa nekkoon ci benn jamono ci réewum Sénégal loo xam ne c'était l'or du Sénégal ñu nekkoon ci premier à travers le monde ñuy dem au fur et à mesure ñuy dem ba dindi li nga xam ne moom mooy hégémonie boobu ñu amoon ci wàllu gerte nit ñi di ko jël di ko dem di ko exporter mais boo xësee ba amatoo gerte la nga doon fa nga nekkoon ci wàllu position au plan africain au plan mondial mais soppil seetil leneen wala nga dugal yeneen spéculation yeneen i réew ba ci Côte d'Ivoire ci wàllu cacao bi bu mu demee ba xam ne warul yem ci jaay bay cacao kese mais dem na di indi transformation ba tey mu mën a am ay entreprise ay usines yoo xam ne dañuy defar chocolat boo xam ne ci cacao ci seen cacao lay génne ca Côte d'Ivoire nga dem ci yeneen i dëkk ñu ne la fii banane moo fi fort muy banane plantain wala leneen ñu fexe ba seet nu ñu koy defee ba transformation bi bu ñu pertee ci wàllu production teewul dinañu gagner ci wàllu la ñuy transformer di ko exporter wala di ko jaay ci grande surface yi il faut nécessairement que ci wàllu xam-xam Sénégal ñu mën a soppi justement doxal leen ak soppi ci wàllu volonté ba mën a bañ a jël gerte gi nga xam ne or la woon ci ñenn ñi mu doon loo xam ne nag bu ñu ko amul doot ñu dund il faut nécessairement ñu àgg ci yeneen i étape ci wàllu woowu gis nga bi nga am na leen beneen càcc gu na nga amaat gis nga fi ne gerte gi ñuy jaayuloo ko si néew ñi nga xam dañu ko jënd garder ko ñu ngi xaar nguur gi waxaat ni dafay joxe jiwu
ci joxe jiwu boobu noonu bu ñu la day am ñoom dañuy leen di jox quota wu nangami tonne. ci jiwu xoolal du ñu am gerte googu dafa ñu am luñ ko justifier ci ay facture wala ci baykat ci ñi jëndoon gerte googu noonu ñu nekk ñu war a séddalewaat jiwu woowu. gis nga xàmmewuñu gerte gu muus ak gu muusul gu mat ak gu matul moo tax baykat yi li ma leen di conseiller nañu waajal seen i jiwu te lu ñu fortaatu mën a teel a jënd jiwu te bañ a xeeb donte woon ñetti kal la ñuy am parce que noppi wuñu ngir joxe jiwu baax déwén gerte gi yu jot a baax Sonacos jël na ko ñoom OPS yi lu leen neex rek la ñuy def ci kaw baykat yi di déclaré naan amuñu xaalis fii ku fi am autorisation am sañ-sañ am compte bancaire bu direct taxawee obligatoire la ci banque bi ngay liggéeyal mu génne la xaalis baykat yi dong la ñu yërëmul. doy na waar te ñoom ñooy yendu si naaj bi. wàllu politique la ñuy waxtaanee ak nag kii nga xam ne Dieynaba Ndiaye lay wuyoo te nekkoon ci gëm sa bopp sa Kër Massar Nord dañu ko tegandi woon loxo ndax coowal lakkum kër ga ñu fa tuddoon jot nañu ko téye ñetti fan mujj nañu ko bàyyi def ko contrôle judiciaire loole nag avocat moo ko xamle maître Bamba Cissé ñu teewlu ay kàddoom. Dieynaba nag dafa mos ne moom lakkalul lakku te enquête bi aussi wanewul benn élément procureur dafa demandé woon ne nañ ko téye léegi juge d'instruction bi dafa xool dossier bi xam ne lii nga xamante ni moom lañ ko indi maa yokk téye ci kaso effectivement mu jël décision bu baax nit ki bu fekkee ne amul benn élément boo xam ne da lay incriminé wala da lay dugal ci dossier rek lay bàyyi d'autant que seede yi ñu jot ci moom mooy nit ku baax la nit ku bëgg njabootam nit ku bëgg ay militant mu ak lépp li nga xamante ni mu ngi koy def Kër Massar gis nañ ko di tabax. boobu lépp élément coalition wàllu Sénégal nee na résultat yi nga xam ne moom la ñu génne ci commission de recensement vote bi sa département bu Pikine te nga xam ne nee na ñu benn bokk yaakaar moo jël ndam li nee nañ loolee wérut xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll coalition wàllu Sénégal nee na loolee nag seen ak ndam ci boppam la ñu bëgg fuqati waaye du demee noonu Cheikh Dieng ay kàddoom ñu teewlu ko ndànk bakayo ko irrégularité yu yëpp ñun bañ ko xayma au niveau de notre coalition mi ngi toll ci 25 000 voix yoo xam ni président de la commission de recensement na mu koy séddalee nu ko neexee loolu moo wëlbati résultat yi ba 2400 voix yi nga xam ni moom la coalition wàllu jiitoo woon ba ñuy tàmbali yooyu mu daal di nax saay la coalition constituée benn pool avocat am nañ tous les éléments de preuve lañ koy jox le pool d'avocat ñu commencé see liggéey fii ak ñaari fan au plus tard ñu déposer ko le recours au niveau de la cour d'appel. délai jëm ci wàllum recours yi bu dee conseil départemental la wala bu dee commune nan la ñu ko tëralee. waaw ñoom xam nga wax nañ ko sax nee na dinañ dem ci recours kuy dem recours nag c'est da ngay yore xam nga bu ñu jógee ci élection yi nga dem ñu ne la commission départementale de recensement des votes lii démb tribunaux départementaux yi def ci fépp génne li ñu woowee résultat provisoire léegi yow yaag say plénipotentiaire say mandataire ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la teewloon ci bureau de vote yi ci centre de vote yi ak ci yenn ci ay département ñoom dañuy am comme ñeneen ñi li di procès-verbaux yi nga xam ne moom moo tukkee ci xayma bi ñu xayma ci wàllug décompte provisoire bi nga xam ne génn nañu liste wala résultat provisoire yi mais bu ñu paree ci résultat yooyu dafa am lu ñu wooyee résultat officiel yu définitif yi te yooyu les résultats xam nañu conseil constitutionnel tamit da koy jox mais day centraliser lépp li nga xam ne moom mooy tribunaux départementaux yi cour d'appel li nga xam ne génn nañu ko ci wàllug résultat provisoire ñu ngi ci dans le délai parce que tu sais que même résultat provisoire yooyu ils avaient jusqu'à ce jour à 0 heure tey jii pour génne ko am na ay recours yu ñu def nañu toog xaar recours yi waaye li ëpp solo tey il faut ñenn ñi gagner il faut savoir également perdre dans la dignité perdre également nangu ni peut-être fii nii perdre naa ko et mu jógaat defaraat sama bopp ça veut pas forcément dire que ils n'ont pas raison ou s'ils ont nu ñu koy ci raison ci li nga xam ne moom la ñuy def mais comme ay recours am na nañu wóolu yoon ndax malheureusement au Sénégal bu yoon nekkee ci sa wet parce que gagné nga
nga ne yoon gongo mais bu fekkee ni deful loo xam ne yow arrangé na la nga ne yoon baaxul mais de manière générale tous les observateurs ñoom seen bopp muy opposition muy ñeneen ñi nekk ci nguur gi ils acceptent les résultats des élections il est vrai que du ñàkk nag ay quelques coow yu am ci suuf mais bon peut-être que ça n'aura pas grand changement mais comme yoon mel na leen recours nañ dem ci recours luñ ci am jël. seen droit la El Hadj dañuy waxtaanee kon élection locale yi parti démocratique sénégalais ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay communes la gagné wuuteex 2017 wuuteex 2014 ñu ngi amoon téeméer ak juróom-ñaar ani lan moo waral dellu ginnaaw googee nga xam ne parti démocratique sénégalais mu ngi koy dellu Fatoumata Diop laata ñuy ànd ak El Hadj si waxtaan wi. retraite bi ñu jàppoon ne mérité na ko moom maître Abdoulaye Wade daa mel ni nag taxul parti démocratique sénégalais suqaliku élection locale yi bokk na ca la koy firndeel parti démocratique sénégalais nekk parti classique moom nag ci biir jongante gi dafa nekk derrière ci yenn parti yu yees yi naka noonu tam coalition mu nekkoon fii principale formation bu kujje gi jóge fa nekk parti au pouvoir libéraux yi nag chuté nañ bu baax a baax lan mooy firndeel lu nu mel ndax ñàkkum waayu maître Abdoulaye Wade dafa joué bu baax a baax ci perte vitesse bu PDS bi lu wér te wóor moom moo di rek parti bi régressé na ci wàllu représentation bu baax a baax ci wàllu collectivité territoriale yi coalition wàllu Sénégal ak yeneen parti yu mel ni bu Mamadou Lamine Diallo bu tekki Abdoul Mbaye ACT ñoo ko représenté woon te am lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay communes ñett ci ay département contrairement nag ni mu amee woon ci 2014 lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar ci ay communes ñenn ñi dañoo njortu ne rek ni leen Pape Diop bu bokk gis-gis abandonné moo waral lu nu mel bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi jàpp nañ ne nag faw rek Karim Wade dellu si ndax moom mooy yor crédibilité wu bi les parti ngir mën ko suqaliwaat. parti démocratique sénégalais sans Abdoulaye Wade El Hadj dafa mel ni la muy jur du bari. waaw PDS moom sans Abdoulaye Wade moom du am doole mais toujours sax li ñu am ak néew bu ñu ko xeeb Abdoulaye Wade la parce que dafa des ci xol yi. te toujours dafay des ci xol yi mais n'empêche nag politique dafay màgg léegi te dafay am ñu bëri ñu jóge ci biir PDS ak révélation yu bees yi am léegi ci wàllu politique ñuy créer ji ay mouvement ñuy xool ay coalition ci wàllu calcul politique ak technique ñu ñëw dugg ànd coalition yi pour mën a am lu ñu gagné mën a am lu ñu am par exemple tey Bara Gaye mën na ko génne PDS produit pur parti démocratique sénégalais la mais ak situation yi ni mu demee ak vision yi mu am ak xalaat yi day am sañ-sañu ànd ak beneen coalition yoo xam ne ñu ëpp ay socialistes lañu ak ay patriotes ànd ak pur ngir mën a gagner commune parce que élection locale la et ëllëg itam réalité politique mun na ko imposer mu àndaat ak beneen coalition mais toujours dafay nekk libéral alors la moo ci mën a nekk solution gis nga parti dafay am njiit bëgg ak bañ dafay am njiit président Abdoulaye Wade moom parti démocratique sénégalais mais ay activités am wala fi mu toll dootu ko permettre mu def li ndaw ñi mën a def te nañu waxante dëgg rek maam Karim Wade ni mu bëgg a commander parti démocratique sénégalais joxu ko doole joxul parti bi doole nit ñi bëgg nañu PDS am nañu yaakaar ci ëllëgu PDS am nañu cofeel ci Abdoulaye Wade mais Karim Wade ni muy contrôler parti bi am na ñu toog ay place yu ñu leen teg yoo xam ne antanuñu ko lu ñu def ci ay résultats ci élection locale yi gënu ku ci mel ni Mame Diarra Fam mi nekk député diaspora ñëw di yëngal nekk candidat ci localité am góorgóorlu ñafe di feeñ toujours di affiché ci kanamu nit ñi ñu koy gis mais ñi ci mel ni moom bariwul mais nañu wax Karim Wade ni ko parti duñu ko commander distance xam na ni bu ñëwoon tey dëggal boppam doxal li gars yi doxale mun na am sax gis-gisu bokk ci leen coalition comme Yewwi Askan Wi te boo seetee ñi doon xalaat pour nas Yewwi Askan Wi PDS ci la bokkoon dafa dem ba ci biir mu daal di génnaat créer beneen coalition ñu demaat ba ci biir am lu xewaat Pape Diop génnaat ci coalition ba donc gis nga ñett yooyu yëpp xëy na Karim bu ñëwoon étant jeune ni mu toll ak expérience am xëy na sax mun na bañ a génn mun na ko apporter lu ëpp xëy na li mu am ni mun na ko jox ëllëg leneen ci wàllu politique parce que bul fàtte ni PDS coalition bu mu mën di nekk du bokk ci ñuy féete ginnaaw ci doole ji ci kantan bi ci histoire bi ak fi mu jaar yépp loolu nag waa PDS bu ñu ko bëggee téye noonu nañu xam ni leen doo nga leen may li ñu am akas néew mooy cofeel gi nit ñi am ci Abdoulaye Wade mais bu fekkoonte ni activité yi Karim Wade rek non doxalul parti ñoom nag nañu fexe wax pexe bu ñu mën a jaar ba seen jiital parti loolu di Karim Wade ñëw fii Sénégal doxal
bu doxalul dañuy gën a néew doole ah. gën a néew doole Birahim Parti démocratique sénégalais à ce rythme ñu jëm ci ay législatives ak présidentielle 2024 est-ce que bu ci participer du rek da ciy participer pour participer waaye du pour ndam. waaw mais xam nga il faut quand même ñu jàpp ni PDS ci élection yi ak wàllu bon quand même am na ay collectivités yoo xam ni jël nañ ko parce que si je prends l'exemple de Kébémer nga xam ni jël nañ ko ak yeneen i gox yoo xam ni yu xaw a fasantikoo ca Bounkiling am na sax foo xam ne dañ jàkkaarloog coalition au pouvoir daan leen am nañu quand même ci oui non 27 communes d'accord amuñu ko mais 27 communes amuñu ko parce que dafa am seen ay responsable PDS yu dem ci coalition Yewwi Askan Wi reste nekk ay PDS waa ba noppi nag gagné seen commune. comme waa Bokk Yaakaar ni ñu def quoi. même Bargny seen mais wàllu nga xam ne PDS moom moo leen gemb wàllu nga xam ne ci dañu identifié wu ci PDS am nañu ay communes bari nañu mais il n'empêche que li Mansour doon wax sànq ci lu soxal mbirub Karim Wade n'est pas le PDS. Malheureusement dañu jël Karim Wade def ko comme si c'était lui le PDS après Ablaye Wade. Aujourd'hui Ablaye Wade mi nga xam ne moom mooy njiital PDS di président di secrétaire général national bi moom moo war a tey même au vu des résultats ci élection yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk promouvoir li ñu naan une nouvelle génération ci biir Parti démocratique sénégalais. On ne peut pas faire aujourd'hui de la politique yamale ci koo xamee ni kooku nekkul sax ci réew mi. du liy waaji naan par message lay bind yenn saa yi mu wax dara ci message ba léegi nit ñi baatam sax xàmmeetuñu ko jëbam sax ñu bari xàmmeetuñu ko kooku mënul doon kii téye Parti démocratique sénégalais Mansour mu ngi koy wax am na ñu bari ñoo xam ne dañoo des ci Parti démocratique sénégalais wala di des di ànd ak PDS parce qu'il y a li ñu naan la constante Ablaye Wade mais tey moom Ablaye Wade dafa li muy gagné mooy fexe ba defaraat partem ba gën a promouvoir ñi nga xam ne ñoom ñooy ces nouvelles élites ci biir Parti démocratique sénégalais tu ne peux pas parler du PDS génn ci un Bara Gaye un Bachir Diawara des jeunes yoo xam ni ñu ngi ci biir PDS ki nekk Nioro Lamine Ba ñooñu ñëpp il faut que nga jox leen seen gëdd ba nga xamee ni bu ñu dem ci yeneen i élection muy législative muy élection présidentielle di nga am benn base bu taxaw boo xamee ni ñooñu ñoom ñoo fay nekk mën la liggéey boo xamee ni dina tax ba sa parti mi nga xamee ni c'est le parti le plus vieux au Sénégal gannaaw ci ay yu mel ni parti socialiste ci ay jamono nga xamee ni amoon na yeneen i tur mais boobu les partis ni ko maître Abdoulaye Wade bëggee woon ne ni libéraux yi dañoo war a jël nguur gi wala nekk ci nguur gi pendant 50 ans mais day fekk nga yore ay nit ñoo xam ne ci biir sa biir parti dinañu mën a taxawaayu ñuy mën a xëccoo ci élection législative xëccoo ci élection territoriale xëccoo également ci élection présidentielle mais yore base bu solide mais pour loolu il faut nécessairement que la donne Karim Wade ñu jël ko def ko entre parenthèses il reste numéro 2 nuñ ko mën a waxee Parti démocratique sénégalais candidat pour PDS mais en attendant muy ñëwaat muy bokk ci ay élections muy législative wala présidentielle ñi fi nekk ils sont aussi méritants que lui nañ leen jox seen gëdd. ci lu wér ñu defaale coucou à suñu papa Doudou Wade. Oui, mais Doudou Wade il s'est battu et parce qu'il s'est dit que il faut que je revienne. am na loo xam ne bëgg naa ko wone et il a parfaitement raison. au moins imposé wu na moom dinañ ko faral di dégg moom baax l'honorable député Mame Diarra Fam Galotal ñoom ñëpp ñu leen di nuyu dañu dem sa Mbour wax nag député Malick Gueye bu grand parti la moo xam le moo di coalition Yewwi Askan Wi bu ñu yem rek ci maanaam coalition Yewwi Askan Wi nanu koy doxalee ni faw ñu soppi doxali nag 2024 def ko benn coalition politique bu mag kon nag loolu lay sàkku ci leader yi Yewwi Askan Wi ñu jël format boobee Alioune Badara Sonko. coalition Yewwi Askan Wi wane boppam ci yile élections locales et départementales député Malick Gueye bu grand parti jàpp ni coalition bi waratul doon rek ab coalition électorale waaye faw ñu yaatal ko mu gën a doon ak coalition politique. Yewwi Askan Wi plateforme politique boo xam ne la kenn waru ko caaxaane kenn waru ko yàq nañu téye Yewwi Askan Wi def ko une entité organique waxuma mu nekk parti politique mais dama ni war na mën a nekk un mouvement. Une coalition plus organisée que les coalitions électorales. moom nag mu jàpp ni jamono ji faw leader yi nga xamante ne ñoo ngaan coalition Yewwi Askan Wi toog waxtaan xool naka la ñuy jubalee ci 2024 ndax amuñu droit
tas yaakaar askan wi. présidentielle yi nañu fexe ba président de la république bi yor Sénégal 2024 jóge Yewwi Askan Wi. nañ koy defee nag bu jaree benn candidat nañu am benn candidat. bu jaree ñaari candidat na ñoom ñaari mais daal nañu xool ni mu gën ñu defee ko noonu. en tout cas ak li ci mënta am moom El Hadj Malick Gueye nekkoon candidat coalition Yewwi Askan Wi ci commune bu Ngexox moo ngi yëkkatee yi les kaddu ci ab ndaje bi nga xamante ne dafa doon remercier ay militants am. jaajëf Yewwi Askan Wi doon parti politique wala coalition politique ci législative ak présidentielle bi ñu dëgmal proposition la bu député Malick Gueye def El Hadj. loolu mënut a nekk. ambition politique gu ndaw yi ne ci Sénégal sax moo weesu loolu. moo weesu coalition Yewwi Askan Wi ñu xalaat ëllëg ñu bokk benn ambition. Khalifa Sall déjà annoncé na candidature ci élection présidentielle yi Ousmane Sonko mënu ko tee doon candidat. professeur Malick Diop dafa am parti boppam. Déthié Fall dafa am parti boppam. Moustapha Guirassy dafa am parti boppam. suñu yaay Aïda Mbodj dafa am parti boppam. waa PUR dañu am seen parti bopp. donc mënoo xalaat mu nekk benn entité politique boo xam ne dañuy dóorandoo di xàccandoo loolu benn la. ñaareel bi ci des parti ya fa nekk yëpp en général duñu ay parti wéeruwaay maanaam duñu ay subordonné ñëwal wéeru ci yow nga yóbbaale ma ñoom ñëpp ku nekk am nga expérience politique am nga base politique bu dëgër boo xamante ni bi dàqoo ci say ambition ëllëg nga bokk ci élection présidentielle xam nga li amoon ci élection présidentielle yi passé du yoon ci Sénégal ay candidats yoo xam dañ ko taaye ba mu nekk rek 5 candidats loolu du